ONG bii di CEGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG CEGID ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte. asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaan mbégte nag toogaat fii bu baax a baax gannaaw bi ñu leen baalu àq ci tabaski gi nga xamante ni ci la ñu jógee di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ndax kii wax ki koy déglu mooy mbokkam ba tax na ñu leen di jox yéen auditeurs yi seen wàccuwaay bu baax a baax di leen baalu àq bu baax a baax di toogaat fii nag ci émission bi nga xamante ni rajo Afia FM ci lëkkaloom ak waa centre de guidance infantile et familiale ci ndimbalu Union européenne ñoo leen di jagleel bile émission ñuy waxtaanee lépp luy jëm ci wàllum violence sexuelle maanaam viol yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku bu baax a baax ci tout tànk yi ñu ciy dalal comme d'habitude rek waa centre de guidance infantile et familiale ak seen i invité tey nag ñuy dalal ñoo xamante ni ñoom itam dañoo sóobu bu baax a baax ci xeex bi nga xamante ni mooy xeex li nga xamante ni moo di viol yi ñuy teg tout tànk yi mu di waa membre CAV yaakaar naa ne bu ñu duggee ci waxtaan bi ñoom dinañ dellu ci waat ci lan mooy CAV ak ban taxawaay nan am ci li jëm ci wàllum sensibilisation jëm ci viol yooyu le dañ leen di jox kàddu gi rek ñu daal di nuyoo ko mbokk auditeurs yi laata ñoo gën a rek yaatal waxtaan gi mu di ñuy dalal tey Kawsu Camara Badiane Kiné Meng ak Mame Sophie yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté comme ni ma koy waxee toujours rek Mame Sophie kàddu gaa ngi noonu. salaamaaleykum Maimouna maa ngi rafetlu teewaay bi tey ñëwaat defaat émission comme d'habitude nuñ ko doon defee saa su ne chaque alxames ci waxtu wi tey nag ma am mbégte lool am partager plateau ak ñu nga xamante ni si ñoom it dañ dugal seen loxo bu baax ci xeex bi nga xamante ni si mooy lépp lu jëm ci wàllu protection des enfants. mu mel ni am na ku ci mel ni Badiane Kiné Meng kenn dootu ko présenté ca Parcelles Assainies wax dëgg yàlla également ma am ku mel ni Kawsu Camara ñoom ñaar équipe la ñoom ñëpp mais tey ñaar rek lañu ci tànn pour que ñu ñëw teewal fi membre CAV yëpp waxaale au nom ci seen tur ñoom ñëpp nom des membres CAV nag buñ ko déggee mooy comité d'alerte de protection et de veille voilà donc ñun dañu taxawal ay kuréel yu mel noonu ñoom ñoo ci jàppale bu baax a baax a baax donc pour nuyoo rek ma da gàttal ko foofu noonu maa ngi am mbégte bu baax dalal leen tey te di leen wax ni bi ma leen woowee yàggul mais da ngeen ñëw faciliter ma loolu yëpp pour que ñu def émission bu neex macha allah merci beaucoup. ci loolee dañuy jox kàddu gi Badiane Kiné Meng mu daal di nuyoo mbokk auditeurs yi Badiane nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay Maimouna asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa CAF di kontaan si ñoom di nuyu Sophie nga xam ne moo ma woo fii tey. jotaay bi nga xam ne sawar naa ci trop dafa fekk sax ma xaw a feebar waaye nag mënuma joxe ngànt parce que boobu ba léegi maa ngi ciy dox di ci liggéey di ci am mbégte ndax boo bàjjenu gox boo ko woowee ci lu mel nii da ciy sawar parce que ñoom dañoo fekk ñun ñu nekk ci di ko nuyu bu baax di nuyu waa CAF yëpp ñoo bokk liggéey bi yëpp di nuyu suñu maire parce que yu bari da siy jàpp nuyu délégué de quartier bi nga xam ne moo nekk unité 13 muy Abou Diarra di nuyu Ibrahima Diarra ñu bokk liggéey bi mënumaa lim ñëpp damay jum maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen ñaanal CAF bi yàlla na sa borom jàpp yàlla moom nu mu jàpp mu dem. d'accord ñuy dalal itam kii di Kawsa Camara moom tamit mu bokk ci CAV dañ koy jox kàddu gi mu daal di nuyu mbokk auditeurs yi. waaw asalaamaaleykum monde entier asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum rajo Afia. bu ñu nee Afia rek Afia askan bi moo ko tax a jóg. donc man Kawsu Camara maa ngi nuyu waa Parcelles di nuyu sama maire le maire Moussa Sy di nuyu sama délégué de quartier Abou Diarra di nuyu doomam Ibrahima Diarra di nuyu suñu bàjjenu gox di nuyu waa CAV. donc tey pour la protection de l'enfance moo ñu tax a jóg donc soobu nañ ci xeex bi te xeex bi amul fu mu yem loolu tax tey incha allah ñu war a waxtaanee. maltraitance su xale yi moo ñu fi tax a ñëw et incha allah dinañ ko waxtaanee ci fànn wu nekk ñu ngi leen di jaajëfal waa Afia ci seen invitation bi dajale ñu fii te xam naa ne ñun ñu ciy liggéey dinañ leen ci wax lu bëree ñu ngi leen di jaajëfal ci invitation bi te di nuyu ñëpp nag ci tabaski bu ñu jógee di baalu ñëpp ak
di sàkku ci ñoom ñu baal ñu àq incha allah merci. Sophie mi ngi ñu koy wax sànq mu ne ñu CAV mooy comité d'alerte de protection et de veille Kawsu Camara bu la doon laaj ci CAV pour nga gën a xóotal lan mooy CAV ak lan mooy seen liggéey ci biir CAV boobu. CAV luy rôle CAV c'est la protection de l'enfance dans tout domaine. donc bu ñu ne xale rek xam nañ ne xale benn couche bu fragile la ci société bi donc CAV dafa jóg pour sukkandiku ci fragilité boobu noonu pour protéger xale bi. xam nañ ne xale mënul dara ab garab bu tooy la rek boo ko jubbantee mu jubbantiku bu dëngee rek ay dëng léegi ci tooy boobu noonu dañuy profiter accompagner ko indil ko ay bant yu dëgër. wéer ko ci pour mu mun a meññaaleeg loolu pour mu mun a dëgëraaleeg loolu donc CAV bu ñu ne CAV day regrouper rek la protection de l'enfance. kenn mënul wax protection mënoo wax alerte ci maltraitance. kenn mënul wax protection te mënoo wax contrôle. kenn mënul wax protection te mënoo wax veille. donc protection de l'enfance moo ëmb CAV boo ne CAV rek donc c'est la protection de l'enfance. Badiane ngeen yëngu ci wàllum sensibilisation. wax na ko sànq wàllum protection maanaam aar tout tànk yi bu ne aar tout tànk yi wax na lu jëm ci wàllum alerte bu ne alerte ne sensibilisation ñan ngeen di sensibiliser exactement jëm ci wàllum viol yooyu. xanaa xale yi ñu ngi ci ñoom guddi ak bëccëg xam nga ñun bàjjen gox yi amuñu heure. parce que sunu buntu moom daanaka tëjaluñ ko kenn koo xam ne dangaa bëgg lu baax wala ngay wut si lu baax tëjaluñ la ko. xale yi nag xale moom xale la rek ñun dañuy jéem rek suñu borom mooy matale waaye itam foog parents yi itam di ñu jàppale. parents yi foog ñu ñuy jàppale ci xale yi. ndax xale xamul dara. di ko yónni heure. di ko doxloo heure. yaa ngi dégg. di ko surveiller bu nekkee ci kër gi di ko surveiller bu jàngee. di ko surveiller parce que comme niñ ko gisee temps yi gis nga géej gi ni mel. xam nga am na ci loo xam ne du xale bi parents yi la fi mu ne ñun ñii lu ñu daw ak lu ñu liggéey ci ñoom man yàgg naa ci terrain bi. foog parents yi nañu jàppale ci xale yi bu ñu jàpp rek du mën a dem. bu nu jàppalee rek du mën a dem kon ñu ngi ñaan parents yi itam ñu ciy jàpp ndaxte xale bi yaa ngi koy xëy di ko yónni suba ba ngoon xamoo ci yan dox lay dox ndaxte boo ko xoolee mën nga jël sa xale bu ndaw ne ko demal jëndali ma këriñ. mu dem si jàllu këriñ bi. fekk timis jot na. timis jot na. heure boobu xam nga ne jàllu këriñ bi lee mu wàcc est-ce que yow xam nga ndax jàllu këriñ bi dina tëjaale sa doom foofu. yaa ngi solo sa doom loo xamee ne rafetut. col yi itam ci xale yi loolu ci parents yi la. fokk ñuy solal xale yi col goo xamee ne bii ne. day jot. ndax nit sax dina def loo xam ne góor léeg-léeg mu def loo xam ne na mu gisee xale ba la. na ñu gisee xale ba moo tax mu am fitu di dugg ci xale bi te loolu itam ci parent bi la. waaw parents yi foog ñu jàppale ñu ci xale yi. di leen xool di leen surveiller école waaye doon bàyyi sa doom rek muy jàng di ñëw rek xamoo fan lay jëm xamoo fan lay romb xamoo ba excès lan la kon parents yi foog ñu jàppale ñu ñun nag ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan. ci xale yi di ko def si élèves yi parce que man bu yàggul rek am na si benn cas bu ma am. waa kaaf bi bokk naa ko ñoom dox ko ba yàlla def ci jàmm waaw ndaxte élève boo xam ne yow jàng nga say waajur di la fayal formation benn waay jóge fee rek ñëw xam ne yow yaa am nga looy bëgg. mu fexe ba yàq la jël avion dem bi mu ko defee. xale bi moom ay parents nekku fi. xamul nan lay def jooy na guddi jooy na bëccëg ba mu ñëwee ci man. ma daal di ànd ak délégué de quartier bi. fexe parce que moom nee na ma dem naa ba këyitu xale mënuma koo joxe fenn parce que awma këyit ma daal di koy yebal ci waa kaaf ñoo ko taxaw
ba xale bi am këyit ndax bu amul këyit doo ko mën a teg fenn. ñoo ko taxaw ba mu am këyit bi mu amee këyit ñu delloosil ma xale bi. ma daal di ko yóbbu ci benn orphelinat bu nekk Parcelles. mu tëye xale bi muy bébé bu ndaw mu ngi ko tëye nag ku baax la moom it wax dëgg yàlla mu ngi Parcelles day awa bu mu ko tëyee laaju ci dara mu ngi yore xale bi yaay mi ngi ñëw di ko seet si 15 jours yu ne mu ñëw seet si ko continué na léegi moom ay formation te xam nga ne ko ki mu taseel baaxul te itam defu ko noonu ci sagoom waaye pour ñu gën leen a yee moytu yu baree bari ci xale yu góor yi waaw loolu daal laa ciy jot a sànni ba ci kanam ñu eggale waxtaan bi. am na solo bu baax a baax bàjjen mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen a ngi seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni rajo Afia FM da ciy ànd ak waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne di leen ko jagleel alxamis bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM yéen itam mbokk auditeurs yi si ngeen bokk ñuy waxtaanee wàllum viol yi nga xamante ni ñoo ngi koy nemmeeku ci tout tànk yi boo leen bëggee participer rek mën ngeen def 88 628 05 05 88 628 05 05 Camara bàjjen mi ngi ñuy wax cas bi nga xamante benn cas boo xamante ni jot na ko loolu di firndeel ne da ngeen di faral di jot ay cas boo leen jotee ay cas naka ngeen di taxawoo xale yi ak fan ngeen leen di orienté. absolument comme sama bàjjen nu mu ko waxee te maa ngi koy jaajëfal bu baax bépp unité ou bépp dëkkuwaay da ngay ñaan am bàjjenu gox bu mel ni bàjjenu Kiné Mbengue. donc bàjjen maa ngi lay jaajëfal ci loolu day recevoir ay cas yoo xamante ne parfois man du ma nelaw bu ma déggee ne bàjjen Kiné Mbengue recevoir na benn cas ak moyens yi nu mu fa demeewu fa noonu mais bàjjen Kiné Mbengue elle arrive à traiter ces cas comme si ce n'est que moom moo jur xale bi ou bien xale bi sëtam la wala xale bi mbokkam la. donc cas bu muy wax noonu cas boobu da ko traité de manière professionnelle ba yàlla may ko ci ndam tey xale bi tey am na ay kayit mu ngi jàng am na ay diplôme donc loolu c'est à saluer mais tey protection wu xale bu ñuy wax protection de l'enfance ñun cas bu unité 13 bu ñu jotee cas donc lu ñuy njëkk def mooy se réunir parce que cas bu unité 13 première instance la donc ñun bu ñu amul tous les moyens dañuy woo suñuy supérieur mooy ñoom Sophie ñoom Paulo dañ leen di contacter directement ñu woo leen ne leen am nañu cas bi ñun luñ ci mën a def nañ ko. parce que ñun amit am nañu ay étudiants yoo xamante ne ñu ngi ci xeex bi comme ko mel ni Saliou Dione mooy suñu sociologue. saa bu ñu gisee benn cas boo xamante ne cas wu viol la. c'est-à-dire benn xale dañ ko traumatiser bu ñu defee première instance yëpp def lu ñu waroon a def police et tout médical et tout. oo gars yi ñu xool leen donc dañuy woo Saliou bu ñëw moom mooy surveiller xale bi di waxtaan ak moom. pour réinsertion sociale mën a facile. donc tey ñun méthode yu ñu jël mooy bu ñu gisee xale boo xamante ne dañ koy métital ñun dañuy ut ay solution yoo xamante ne dina mën a cadré waat xale bi kon bàjjen Kiné Mbengue tey cas bu mu jotoon du benn cas boobu rek la jot. jot na ay multitude de cas. mais da koy arrivé mu gérer ko de manière très professionnelle. donc man maa ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax te du cas boobu xam naa bu ñu avancé xuusee ci waxtaan bi dinañ leen wax yeneen cas yu ñu jotaat incha allah. d'accord am na solo bu baax a baax Mame Sophie bu ne protection des enfants maanaam aar tout tànk yi ñëpp a ci war a gis seen bopp askan bi yëpp war a taxaw ngir rek xeex ngir ñu aar tout tànk yi ba tax nag ngeen taxawal cave yi ci yan gox ban gox ak ban gox ngeen ko taxawal. waaw mais mu ne damay sawar loolu ci tontu ci yooyu question bu ñu nee protection des enfants yaakaar naa ne ñëpp a ci war a sóobu. mais ñii dañ ci am taxawaay bu remarquable bu nga xamante ni ñoom moom la ñuy def tout le temps lu ci mel ne li ñu tuddee CAV comité d'alerte de veille et d'écoute loolu bu ñu ko defee ñun en tant que kuréel buy xeex ci wàllum violence sexuelle dañ na kat Dakar au niveau de Dakar
lu mel na Grand Yoff lu mel na Parcelles Assainies ñaar ñooñu bu ñu xoolee ni ñu surpeuplé dina baax ñu dugal foofu lu mel ni cave yooyu comme ça lépp lu nga xam te ni laal na xale bi muy métital wala teg xale bi yenn métital yi su ko defee ñoom dinañ jug daw gaaw automatiquement def liñ ci war a def après ñu référé ñu ko ñu def ci liñ ci war a donc ñaari gox yooyu muy Parcelles Assainies di également Grand Yoff ñooñu la ñu jël ciblé leen teg fa lu mel ni comité yooyu di cave yooyu di rafetlu torop seen liggéey parce que benn jour dañ ma woo yàggul Pa Jara woo soxna daal di koy référé benn cas bi mu cas bi ñëwee ñun tamit ñu jël ko xale bi jël ko en charge au niveau médical jël ko en charge au niveau psychologique également ba xale bi delluwaat di jàngat fi mu nekk ni kii na mi ngi delluwaat di jàngaat Thiès te li gënoon métti ci cas boobu mooy parents yi dañ koo délaissé parents yi dañ ko beddi donc bi ko parents yi beddee man jéem naa contacter parents yi mais ñu ne ñett ñoom ku yaay ji mu ne moom papa ji mooy kilifaam te lu mu wax rek noonu la donc bëggatuñu sax gis xale bi ndax ëmb bi nga xamante ni ci yàlla dogal na ñu abusé ci xale ba pare mu jëlaale ci grossesse donc bu fekkee ni yooyu métital yi ñuy constaté ci société bi bu fekkee xale bu nga xam ne dafa vulnérable xamul dara amul fu mu jëm bu fekkoon ñii taxawuñ ci bàjjenu gox moom mii ak ñoom kawsu ak waa comité bi yëpp buñ ci taxawul woon amaana xale boobu day daal di sànku fi mu nekk nii xale boobu ñun jël nañ ko en charge au point que delluwaat na jàngaat na ba réussir woo ma téléphone Tata Sophie ba réussir naa sama examen nga xam ni loolu lu rëy lañ ko defal te moom du ko fàtte ba ilaa yow mi diini donc dem na ba maam mi nga xam ne sensible na ci situation bi woo na ma di ma remercier et tout mais remerciement bi warul loolu ñun en fait buñ ko defee xaaruñu ci ay remerciement li ñu ci xaar mooy xale bi ñu toppatoo ko jàppale ko surtout au niveau de sa famille dafa important xale bi su judd amaana kenn xamul lan lay tekki ëllëg nit yàlla bu la joxee doomu aadama muy tout tànk da nga ko war a aar da nga ko war a protéger ëllëg doom géej la kenn xamul kan mooy weri kenn xamul xale boobu ëllëg lan la mën a tekk ci société sénégalaise donc ñëpp ci war a dugal seen loxo te xale boobu li ma si gënoon kii mooy xale bi Kaolack la dëkk doon jàngee ci benn région loolu dal ko fi mu ñëw fii Dakar amul kenn ku nga xam ne ni moo koy taxaw ku dul benn cousin wam boobu noonu mooy génn néegam bu fanaan liggéey jee ba guddi mu génn néegam abal ko mu tëdd moom mu dem toltolaan ci couloir yi xool fu mu tëdd donc boobu yërmande bu demee ba xale bu góor boobu am ko ci moom ça veut dire que ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa CAF bi jàppale ko ba assister ko noonu donc pour man xeex bi ñëpp ci war a dugal seen loxo li mu amee cas boobu noonu la amee multitude cas yoo xamante ni si mi ngi fii ci Sénégal yoo xamante ni si ñëpp ci war a taxaw ñëpp ci war a dugal seen loxo pour aar gone yooyu nga xam ne ay tout tànk lañ. maam Sophie foofu lay ñëwee ak bàjjen parce que bàjjen des fois bu ñuy wax wàllu viol ci tout tànk yi ñenn ci askan wi dañ naan journalistes yi dañuy ëppal journalistes yi dañuy yokkal journalistes yi dañuy créer ay cas de viol yoo xamante ni kenn xamul fan lañ koy waxee mu mel ni yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi liggéey ci terrain bi xam ngeen ne viol yooyu la ci tout tànk yi réalité la moo taxoon ma bëggoon nga ñëwaat ma tey wax ak parents yi ñu wax wala waaye it wax ak askan wi ñu xam ne viol googu mi ngi ci réew mi réalité la. waaw viol boobu dafa am xam nga da am na yoo xam ne day ñëw dal ci sa kaw waaye dafa am yoo xam ne foog mu nekk sutura ndaxte ku sañoon tey duñ violé sa doom àddina sépp di ko yëg ni ñu koy déggee ci rajo yi nag lu ko raw moo am ni ñu koy déggee ci rajo yi lu raw loolu moo am ñun dañ koy gis toujours ñun bàjjenu gox yi waaw dañ koy waxtaane maa ngi jéggalu sax ndax sama président bàjjenu gox bàjjen Kandi Touré maa ngi koy nuyu di ko siyaare ndax ma toogee waroon naa ko siyaare bu yàgg ndax mooy sunu présidente bàjjen Maymuna li journaliste yi wax ci xale yi lu raw moo
moo am ñun bis bi yàlla sàkk dari nag loo xam ne ndaxte buñ nee bàjjenu gox keroog ba nga xamee ne bii ñu ngi defal ay formation li ñu jëkk a formé mooy bàmmeelu biir ak sutura. xam nga kenn doom du ko dara du ko dal ñëw ci yow ndànk dugg sa néeg wax ak yow nga génn ci ëtt ba naan kii lii la fi doon wut xam nga loolu du sutura te képp kuy bàjjenu gox li jëkk ci yow mooy bàmmeelu biir gis nga cas bii ñuy wax suñu biir kër lijjanti naa ko fa xamuñu ko sax parce que bu ñu ko xamee ëllëgee bu ñu tasee xale bu jigéen bi dañ koy xàmmee bu ko kenn xamee kooku xamal ko keneen xamal ko kooku bu yàggee ñëpp dañ koy xam te moom mi ngi dëkk ci dëkk bi ëllëg da ngay tasee moom fii wala nga tasee moom fa mu dëkk nga di ko xoole toujours nga dem nettali ko keneen pour yéen ni ngeen koy waxee noonu muy siiw lu raw loolu moo am waaye nag sutura da cee baax bàjjenu gox boo ñëwee ba ci moom wax ak moom sa problème day ànd ak yow dalay bàyyi sax nga dem ba pare mu door a jóg moom xam fi mu war a aw parce que kaa ba mu ñëwee damaa xam fi mu war a aw ma awale ko fa ba mu yegsi ci ñoom ñii ñu awale ko fa te kenn xamu ko ba fi mu nekk nii ñun ñii ko seq rek ñoo ko xam waaye kenn du ko xam loolu mooy sutura mooy bàmmeelu biir am na solo violence nag bari na néegi sëy yëpp nit a ngay jàpp jabaram sax di ko dóor guddi ak bëccëg ñu ne jëkkëram ji baaxul fekk na am na boo xam ne moo gën a bon am na ñu nekk seen jabar ci kër wala ci néeg dóor sax saaga sax moo ko gën loolu yëpp ñun dañ koy am buñ la ko defee bu ko defee da ngay dem teg ñooñ man ndey ak doom mag ak rak yëpp day am su ko defee ñun ñooy dem fexe ba nu ñu juboo wala ñun waxtaan ak ñoom li ma gën a bëgg nag man ci ñu nu koy jàppalee parents yi nan muy jàppale ci xale yi parce que nag xale boo ciy lijjanti dangay xaar ba problème am nga door a lijjanti yow balaa problème a am yow sa doom moytul ko problème boobu foog ñoom ñu ciy dox ñu ciy wax parce que xale yi tey xool nañuy groupe boo dem géej ku ci nekk boo toogee 5 minutes gisoo sa doom war ngaa xool ba xam dem na géej wala demul géej dëgg wala du dëgg balaa daraa xew sa doom bu jàngee ba ñëw bu jëlee saagam teg muy xale muy jàng bu jëlee saagam teg yaa ngi dégg jëlal saagam nga vérifié ko doo ko vérifié dangay bàyyi nag ba musiba am ngay doog di vérifié fekk c'est trop tard loolu da cee am ngay dem ba kalaasam di laajte ndax mi ngi jàng wala jàngut waaye demal jàngi su wàccee añ ba suur demal jàngi demal ñëw xooloo ci moom leen ëllëg lu mu la indil xam ne yow xooloo ko woon parce que nag waajur dafa am àq si doomam te ëllëg yow mal xiyaam dafa ñu koy laaj kon nag war nañoo daw ci suñu doom te gis nga doom mooy lépp doom mooy alal doom mooy lépp doom mooy lépp doom mooy alal doom mooy wërsëg doom mooy àdduna ba àllaaxira nag ñu lay laaj doom kon doom mooy lépp bàjjen dagguma la te it ñaaw na lool nga yor sa doom mu nekk tuut tànk nattu dalu ko yow gënoo koo féetale sa boor gënoo koo xëcc ci moom yedd ko dalal ko nga koy bàyyi muy génn si biteeg di ko génneeg di ko xasak di ko wax ju bon day tax xale bi gën a yàqu loolu tamit parents yi war nañ leen a sensibiliser tamit jëm ci wàllu woowu la même loolu buñ ci amee cas ñun dañuy ñëw wax nu ko ñun ñu dem di wax ak ñoom toujours comme cas bii rek dañuy dem di wax ak parce que kii am na ci koo xam ne ku ko jige la laa mën a wax da koo ànd ak moom di ko jooy guddi ak bëccëg mu metti ko trop ak man nii mu metti trop te kooku da koo jege waaye li olof Njaay naan lu la bett man la mooy loolu ndaxte xale bu fekkee ne bii ne am na noo xam ne def nga ko ak moom bi mu nekkee tuut tànk ba mi muy màgg waaye nag doo xaar ba mu sëq nga bëgg koo faj day fekk booba su trop tard li gëw su wax léegi rek jubbanti bant sama muy tooy boo wee jeex na doo xaar ba mu wow boo ko jubbantee day damm waaye moom dootul jubbantiku loolu moom am na ci danga koy teel a jubbanti teel a xam fi nga koy teg yaa ngi dégg te ñun yaay yi nag surtout ñun parce que papa yi bu ñu xëyee dem nañu daw nañu wuti nañu njël wuti nañu courant wuti nañu ndox luñ ko fayee kon ñi nga xam ne ñun ñooy jigéen ñi nga xam ne ñun ñoo des ci kër yi ñun ñoo war a xool suñu doom yi di leen surveiller ba xëy solo yére rek na ko demal wala solo kumbu rek na ko demal jàngi boo demee ba xam ne sa doom jigéen na toll na fi jigéen di toll am na at yoo xam ne bu ko sa doom amee war ngaa xam fan la toll war nga koy xool bu baax
surtout woo ko di wax ak moom. boo ngay koy woo. di ko yee di waxtaan ak moom. da koy bañ di sori parce que am na koo xam ne bi ko natt bi dalee dafa dem ci yaayam dem ci papaam ci seen waa kër bëgg naa wax ak ñoom li ko dal waaye mayuñu ko kanam mayuñu ko bunt. dafa mujj dem wax ak maamam ci la mujj dem wax ak moom te moom ngeeg yaayam ci kër gi surtout nag yaay xam nga doom bu jigéen dafa jege yaay. doom bu jigéen. mooy xaritu yaayam wala moo war a doon xaritu yaayam. gis nga doom bu jigéen. mënut a def lu ëmp yaayam. xanaa bayal ak nës-nësal. waaye lu mu def rek yaayam xam na ko. dafa ragal a wax yaay ji li xew. papa ji waxi noppi dafa mujj dem ba ci maamam waxtaan ak moom wax ko liñ ko def. nga xaar ba guddi di yónni sa doom am na heure yoo xam ne bu jotee bul yónni sa doom demal sa bopp. waaye bul yónni sa doom comme ni ma doon wax léegi ci jàllu këriñ bi ne damay xaar mu tëj bu timisee nga waññal ma saakuy këriñ yi ba xam ñaataa ci des ah. booba bu fa des bu xale bi nangu woon est-ce que loolu la ko doon doyee nga jël sa doom di ko yónni ci ay sëriñ wala di ko yónni naan ko demal yóbbul ko añ ak di ko yónni naan ko demal mu may ma kooku soo feeg yaa ngi koy def yaa ngi sànk sa doom bàyyi di yónni sa doom mu lay ñaanal bàyyi di ko yónni ci néegu góor. bàyyi di ko yónni ci naan ko am joxal ma kii palaatu ceeb beeg joxal ma kii palaatu mbaxal mi loolu rek moo gën a sànk seen doom yi xale boo ci may 100 francs da nga koy yootal boo liggéey nga may ko 100 francs da nga koy yootal boo liggéey nga may ko 200 am nga ko. ñun nag parents yi ñun ñoo war a taxaw ñun surtout jigéen ñi ñun fokk tey ñu taxaw duñ ci mën a def ñun ñii fokk tey ñun bàjjenu gox yeeg ñun ñëpp ci yem luñ ci mën a daw fokk yaay nañ ñu jàppale sinon du dem ñun nag ñu ngi def lu ñu mën. parce que ñun ñoo ko digee ñu ngi ñaan yàlla jàpp ci. ndax mu dem. am na solo bu baax a baax bàjjen mbokk auditeurs yi di leen fàttali rek ne yéen ñu ngi seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni rajo Afia FM daf cee ànd ak waa centre de guidance infantile et familiale mi nga xamante ni dañuy xeex lépp luy maltraitance maanaam mettital yi ñuy tekk tout tànk yi rawatina wàllum violence sexuelle tey nag ñuy dalal ñoo xamante ni ñoom itam dañoo fekk si waa centre de guidance infantile et familiale ci xeex bi fas yéene protéger maanaam aar tout tànk yi jëm ci wàllum viol boobule Kawsu Mbadiène mi ngi koy wax sànq yéen a ngi yëngu ci wàllum sensibilisation. comme ni ko waxee ci ndorteel ba. ku ne sensibilisation ne ay activités. est-ce que da ngeen di faral di organiser ay activités. fan yii rek am na ay activités de sensibilisation yu ñu defoon au niveau des Parcelles Assainies. maa ngi ciy jaajëfal bu baax suñu directeur hôpital bi monsieur Fadel Keita. nit bu nga xamante ne il ne ménage aucun effort pour réussir suñu manifestation yi comme Badiane ki ne meeg lu mu ko waxee rek ñun ci loolu lañ dëkk organiser ay manifestation pour sensibiliser la communauté ama sànq ñu ngi doon wax comité d'alerte et de veille et aussi orientation on essaie juste d'alerter amul une semaine am na activité de sensibilisation bu ñu defoon au niveau des Parcelles Assainies ñu ngi ciy jaajëfal la mairie des Parcelles Assainies bu ñu octroyé salle bi chaque quinzaine dañuy réunir toutes les Parcelles Assainies couches yëpp xale yi mag yi yaay yi parents yi ñu daje ci benn salle xool ban thème la ñuy waxtaane am nga maltraitance amul ci maltraitance sexuelle kese dafa jéggi frontière sexuelle kese donc dañuy waxtaanee thèmes yu bari chaque quinzaine ñun suñu cave ci njiitalu suñu chef de quartier ak suñu bàjjenu gox yi dañuy réunir couche yëpp ñu toog ci benn salle waxtaanee ay thèmes suñu thème semaine bee passé maltraitance su xale yi dañ doon waxtaanee par exemple le fait de ne pas que l'enfant n'a pas d'extrait de naissance maltraitance bu metti la du maltraitance sexuelle mais maltraitance la nga seetaan ba xale bi war a def CM2 war a def examen amul kayit xaritam yëpp def examen donc loolu maltraitance la négligence la da nga négliger xale bi ba xaritam yëpp di def examen moom deful examen donc je pense que loolu maltraitance rawu ko donc chaque quinzaine du mois on se réunit autour d'une table avec
tous les Parcellois et on essaye d'organiser des rencontres et de sensibiliser, d'orienter la population. Donc ci loolu la ñu dëkk ak suñuy bàjjenu gox ak suñuy chef de centre médical yi ak le maire Moussa Sy, c'est-à-dire le maire Fadel Keita dañ ci liggéey lu bare. Donc ñun loolu moo ñu tax a jóg sensibiliser leen orienter leen donc ci loolu la ñu dëkk saa yu ne di ko def. donc xale yi tamit sensibilisation bi du ci dey sama bàjjen ki ne meg wax na ko. les parents en ont les principaux responsables. donc responsables yi c'est les parents te timis jot nga bëgg yónni xale mu romb benn maçon ci benn bâtiment bu yàqu kooku ne ko kaay mu yónni la. xale bi bu fekkee xale bu yaru la day ne xaaral ma dégg ndigal bu dugg ci bâtiment bi donc jëye mun na fa am ak acte yu bare xale yi dañu vulnérable dañu fragile donc les parents nañu yarat xale yi. yàggul dara man mii jot naa ci benn cas benn xale bu jigéen dafa jël doomu magam ay xale bi bu mu yegsee ci kër gi dama benn xarit sax moo ko fër moom moo ko for dafa génn seen buntu kër bu gis xale bu jigéen bi mu ne ko yow looy def fii à pareille heure ay 3 heures du matin mu ne ko non du Rufisque laa jóge amu fu ma fanaan ama copain bi mënu ko dugal seen kër copain bi indil ma ko ma ne ko Mara man kii mënuma ko téye. Kalsu daa mel ni am na ku nekk si ligne bi dañ koy jël dellu si waat. oui allo allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na nga def. allo. ñoo ngi leen di ziar bu wér. ñoo ngi delloo ziar bu baax a baax. naka yi tey yéen a ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. waaw émission bi daa doon déglu de bàjjan de moo tax a dugg bàjjan. ñu ngi lay déglu yow tamit xam naa am na loo war a mën a wax jëm ci wàllum viol yooyu la ñu ngi lay déglu. waaw man li may wax ci allo bàjjan. allo. allo bàjjan man la Taaw. waaw Taaw maa ngi lay nuyu. naka yi tey yaa ngi ci jàmm. sant bu baax. naka émission bi neex na de ñoo ngi koy déglu de mais neex na trop. waaw émission bi moom neex na moom. ni ci ñëpp jàpp waaw li may wax ci bàjjan man lu tuura laay wax ci bàjjan yi. waaw parce que man dëkk naa bàjjan. xam naa li ñuy daj. xam naa seen liggéey lu mu méttee. mais ñoom. maanaam seen liggéey li ñuy liggéey ñoom maanaam seen ñi ñuy liggéey ci gox yi. ñoom fay ñu leen ko. allo. waaw ñu ngi lay déglu bu baax a baax. waaw maanaam ñoom li ñuy liggéey ci gox yi. man dama ciy teg sama bët. ñoom dañuy boole ay liggéey yu bari. liggéey CFA4 sax ñoom dañu koy liggéey. parce que ñoom dañuy wàcc seen lal sa di ko jox nit ñi. léeg-léeg nit am problème ñëw seen kër yi. dëgg la ñu wàcc seen lal jox leen. nga bàjjen moomu ngay gis nii. il faut que génne hôpital yàggul de daa dox ba manqué ndox. dëgg la. li may wax nii lu ma leer la yàllaa ma tiim. daa dox ba manqué ndox. dëgg la. am na ñoo xamante ne tey ñoo ngi ci gouvernement bi nii di liggéey mais li bàjjen ñi di liggéey bàjjenu gox yi li ñuy liggéey. ñoom xaaj bi liggéeyuñu ko te ñoom dañuy fay ko ay salaire yu baax lañu yor. dëgg la te bàjjen yi amuñu salaire amuñu dara. coono ñuy daj man xam naa ko dama koy gis. ku am problème avant nga egg ci chef de quartier bi sax ñoom ñoo koy lijjanti léeg-léeg chef de quartier bi sax ñu envoyé leen ay nit dañ koy envoyé bàjjen yi bàjjen yi ñoo ciy dox. waaw bàjjen daal xam naa ni moom. waaw. dem na. kon moom daal def na témoignage bu rafet si bàjjen comme ni ma koy waxee saa su nekk rek bàjjenu gox yi moom mënuñu leen fay mention spéciale à elle mënuñu leen fay ñu ngi def liggéey bu am solo que ce soit ci côté wërgu yaram beeg côté yëpp mention spéciale la yéen daal yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib kaw suñu bàyyi la nga yeggale. waaw kookoy Taaw kooku moom ñu ngi koy jaajëfal xam naa sama bàjjen dina ko jaajëfal. waaw kooku suñu grand la ñun ñëpp. moom mooy da ciy jàpp bu baax ci xeex bi donc xale bi. sama copain bi indi ko kër ga Mara ma ne ma kii foog nga téye ko fi ba suba après ñu dugg Rufisque ñu laaj ci ay parents andi ko kii daa yore doom. xamuñu fu mu dëkk. te actuellement sàcc xale yi dafa bëri ci Sénégal. nous sommes obligés directement ñu yee le chef de quartier. le chef de quartier bu ñuy yeewee ci la téye xale bi ak doom bi. te effectivement xale bi doomu magam la mais xale bu jigéen bi sax ci boppam dañ ko persécuté dafa mel ni ku feebar
mentalement dafa dérangé wu. dañ ko yóbbee police ndekete def nañ ay communiqué mais avant chef de quartier bi di ko yóbbu police ba parents yi di ko jël si ñu defoon benn orphelinat kooku sax moo ñu dimbali nee na xale bi waxul dëgg ma ne ko non def ko ndànk xale bu jigéen bi mënul am fit nii rek jël doomu jàmbur yi muy wër ci dëkk bi mu jógee ba Rufisque. bu ñu defee enquête yi ndekete parents wu xale yi dañ koy bàyyi foofu ak xale bi parent xale bu ndaw bi. ku jigéen ki. day bàyyi foofu xale bi pendant des semaines ak xale bu jigéen bi dem yoonam amul papa yaay kese la am yaay ji rakkam bi lay bàyyal xale bu ndaw bi donc xale bu ndaw bi moom fan lay jëlee di lekk pour dundal xale bi. donc xale bu jigéen bi day bàyyi foofu di rakk ji. ak doomam bu ndaw bi. dem seen yoon. xale bi su fóotee ay yéreem sax mu weer ko ci kaw terrasse bi d'après moom lu mu ñu raconté parce que auditionné dañ ko déglu. dañ ko auditionné. donc moom nee na même bu weer ay yéreem ci kaw terrasse bi. day ñëw mu fekk ñu ciseauté yéreem bi yëpp bàyyi ko foofu donc moom du am lu mu lekk donc même bu ñu koy may ñam sax yankataan bi kese ñoom dañuy lekk ba desal. defal ko ci benn pot indil ko néegam. bu génnee di seetaan télé sax ñoom dañ koy dàq ci kër gu mu nekk donc loolu maltraitance gënu ko ñaaw. gënu ko ñaaw donc les parents gënu ko métti donc les parents boo xamee ne mënugoo téye doom ou bien mënugoo jàpp xale donc am na ay comité yoo xamante ne boo amee doom. mënoo ci veiller. mënoo ci veiller am na ay comité yoo xamante ne boo leen demee ay orphelinat yoo xamante ne mën nga ko fa bàyyi. mais bàyyi sa doom ci sa rakk boo xamante ne amul xëy amul gont. amul foo xamante ne foo lay sukkandikoo pour mën a dundal boppam ou bien mën a dundal xale bi. donc bu fekkee yenn xale yoo xamante ne 16 ans ba 18 ans ou bien 20 ans day jaay boppam pour mën a am lu mu lekk. donc bu ñu ko yóbbee ci chef de quartier bi automatiquement le chef de quartier dafa woo chef de brigade bi ñu yóbbu ko foofu et boo gisee parents mi sax da ngay xam ne ñii ay irresponsable lañ parce que ku bàyyi doomam à pareille heure yaay ji bu mu ñëwee mu jooylu moo xool yaay ji xool visage yaay bi ma ne ko yow noo def ba kii indi sa doom fii mu ne non dama demoon xew ne ko nii mu yóbbu doom ji kër ga yow sa doom nooy demee xew ba pare di naan sa rakk bi après heure na yóbbu sa doom ci kër ga. da koy bàyyi donc noonu yëpp ay problème la. ay problème la. donc les parents dañu veiller ci seeni doom. Mame Sophie loolu mooy négligence parentale bi ñu fiy wax saa su nekk rek démb man mi taxaw naa di xaar oto ci biir camp bi ku ne xam na ni camp d'habitude day wéet. mécaniciens yi ñu ngi gaare seen ñaari oto beneen bi oto bu gudd la beneen bi oto bu yem nii rek ñu nekk ci oto bee ñii di defar fii ñii defar fii am benn xale 13 ans wala 12 ans lay war a am xale bi day jaay jus gudd yi jaay na kenn ki naan na ko ba pare di ko dawloo bu ñëwee mënu ko joxuma la ba si yàgg mu dem toog ci fond ba man maa ngi taxaw rek di xaar oto yeneen mécaniciens yi ne ko demal fayeeku sa xaalis bi mu jubee xale bu góor bi jug dem ci oto bi fi nga xam ne daa wéet ci kanam ci oto bi dem xale bu jigéen bi topp si ñu jiitlante ci oto bi yàgg fa maa ngi taxaw sama oto yi ñëw na romb mënu ma fexe ba dem ma taxaw rek affaire bi yàgg ma waaxu dem ba foofu fekk leen ci biir oto bi ma ne ko génnal yow mun ma yow kii da nga koo jur wala da nga koo jënd ma ne ko dama ne na génn dem jaayi njaayam bee wala mu dem ñibbi këram yow lu tax nga koy indi fii di ko xëcc ba fii ci fu kii fii mu ne yow sa yoon newu si yow demal rek ma ne ko waaye de dina génn balaa maa dem. Absolument. loolu mooy wane ni ak vacances yi ñu nekk ñu ngi bàyyi seen doom yi 12 ans 13 ans ñuy jaay ndox ak jaay bisaab si mbedd mi xamuñu lan moo leen di dal ci mbedd mi donc bu kaw su waxee wàllum négligence parentale duñ def lu dul appuyer ko parce que tout le temps dañ koy wax ci émission tout le temps. effectivement Maïmouna parce que ñun duñu denc di wax ak parents yi man saa su ma toogee ci émission rajo yi dama leen di wax ni parents yi nanu gëstuwaat seen doom yi négligence bi dafa tar torop métti na fa métti yam naka ngay juree sa doom nga ne yow doo ko contrôler amoo ci moom benn contrôle
am na ñu nga xam dañuy dem ba ne la mënatuma xale bi daf ma dépassé man mënuma imaginer nga ni jur sa doom fa nga ko war a jure ba pare nga ni xale bi daf maa të wala mënaluma ko dara. loolu man mun bokkul ci sama entendement. Parents yi fi mu ne jamono metti na dëgg la waaye lu jamono metti doom sàmm la. rafet na ëllëg ñu laaj la noo téye woon sàmme woon sa doom nga ni ci anam yii laa ko defee woon donc ñoom niñ ko développé noonu rek la mais parents yi tamit war nañu bàyyi xel ci seen njaboot ndax doo jël sa doom di ko yónni à pareille heure n'importe quelle heure nga ni ko jugal dem boutique ba jugal dem ca jàllo ba jugal dem fii ay fondeek ay yu kenn xamul nga bëgg jëndiloo xale bi te yow mii mag nga xamante ni waroon ngaa mën a gàddu la nga soxla nga dem jëndali ko sa bopp te ñëw mais duñ ko def xale bi la ñuy préféré lépp rek nag ngir wut naflaay. naflaay rek dooguma la de Sophie mais tey demal Parcelles Assainies bu xale yi génnee da ngay foone dañu bàyyi ay gétt la ñu bàyyi. boo demee ñun suñu koñ boo fa demee xale yi dañuy dox ba minuit 1h du matin dañuy dox ba 1h du matin mais xale bu ndaw xamul dara ñun suñu koñ laa wax de unité 13 boo fa demee bu xale yi génnee da nga foog ne ay gétt bëy la ñu bàyyi ay gétt la ñu bàyyi dañuy dox ba minuit 1h du matin maa ngi jégalu nag mais dañuy dox ba heure yooyu noonu mais loolu mooy dëgg. effectivement ñu wax ko gis nga lu mu wax nii. c'est valable ci yéen yëpp gox yëpp nit ñi léegi dañoo talatul man dama yaakaar ne seenu njaboot dafa mel ne seenu noflaay bopp rek la ñu tal te am na lu nga xamante ni dafa ñaaw dafa rafetul ci au niveau du Sénégal ñu naan fi nga xamante ni si dëkku diine la dëkku l'islam ba pare ñuy wëlbatiku contrairement di gis ay comportement yoo xam ne baaxoowuñu ko woon jikkoowuñu ko woon comme lu ma wax tout le temps gis nga sunu mag yu baax yi bu ñu wëlbatiku woon ku mel ne Seydi Hadji Malick ku mel ne Serigne Touba bu wëlbatiku waatoon ñëw si gox Sénégal dina ne non man li ma fi bàyyi woon ak li ma fi fekk du benn donc dafa mel ni mujjug jamono la ñu nekk léegi bi ma jógee hôpital ak xale yi ci oto bi ma duggoon rek am na benn waay boo xam ne gis dafa sësu sama xale bi ma koy xool di ko may bët mujj gi ma taxaw dox seen diggante mu may xool yi façon xool léegi laa koy nettali ñi dañoo wàcc ma war leen waa ji ne leen xool ko te mi ngi ñàkkatooy xepp fu mu toog ñu wàcc mu wàccandoog ñun maa ngi koy xool yi xool xam naa ni bu defoon dara ba ma kii ci kawam dootu ko defati sérieux dafa am yu nga xam te ni dafa ñaaw jukko woowuñu woon loolu donc war nañu xoolaat suñu bopp suñu yaru maam yi ñu indiwaat ko donc valeurs yi crise des valeurs fa la ñu toll donc ñun en tant que CGID bu ñu demee ba constaté yooyu ba ñëw dugg ci au niveau des Parcelles Assainies dugg au niveau du Grand Yoff mais Dakar gépp lañ ko defal Sénégal gépp lañ ko defal ndax suñu bureau yi ñi ngi fépp ñi ngi Mbacké Touba ñi ngi Thiès ñi ngi Kédougou ñi ngi également Dakar mais fii Dakar récemment def nañ fi benn sensibilisation kawsu mi seede na ma ñu def sensibilisation boo xamante ni si regrouper nit yëpp population bi waxtaan sur les questions des violences sexuelles pour que nit ñi mën a dégg xam lan mooy utilité yar sa njaboot lan mooy utilité toog di saytu sa njaboot doom alal la nit buñ la joxee alal man gisuma benn alal bu gën a rëy trésor bu mel ni doomu aadama gisuma ko ci kaw suuf loo mën a dang ci mbedd mi dem ji wuti ji alal boo ñëwee te yaroo sa njaboot c'est égal à 0 boo ñëwee fekk sa ginnaaw ñu def naka su dul noonu say doom également yow yaay xaalis ba nga wuti woon yaay mujjee juk dem faji ko sa doom donc li gën a yomb te gën a facile gën a nekk lu nga xamante ni ci mooy li gën a yanu maanaa mooy nga yaraat sa njaboot yar leen ba pare di leen surveiller seen saag yi ngay xool di wax ak dëkk nag ci communication ak ñoom parce que xale lañ mais dañuy comprendre wax ak ñoom waxi nit yoo xamante ni si ku leen def naka sudul noonu ngeen ñëw wax ak man maay seen parent je suis mieux placé pour vous protéger loolu dee ko saxal sa nopp doom dafa essentiel dafa am solo ñun nag duñu jug ci di def ay sensibilisation parce que livret de prévention yi ngeen gis ñun ñoo ko defar pour jox leen ko pour ñu koy sensibiliser di defar également ay causeries di def ay affiches ay flyers panneaux ak conférence communautaire yi nga xam ne ñu def di dem ci école yi di leen defal ay kii di waxtaan ak ñoom
di leen defal lu mel ni ay focus group. donc loolu dafa essentiel. pour man du ñun rek ñoo ko war a def askan wi ñëpp ci war a dugal seen loxo lu mel ni ñoom bàjjen ni ñu koy xeexee guddeeg bëccëg am auditeur bi fi dugg léegi wax na dëgg kenn fayu leen ñaar dërëm seen volonté bopp dong lañ ci demee. ak gëm ni ëllëg lii ñu ciy def nii tuyaa bëggum loo xamante ni si yàlla bu la ko fayee sak àjjana leer. surtout suñu bàjjenu gox unité 13 ñun problème lañu am mais kii état man de ku ma ci jàppale ba jël suñu bàjjenu gox dañ ko war a taxaw jox ko ay moyens loolu foog ñu waxoo quoi soxna si du campagnal ko mais dëgg la lu mu ci taxaw dafa bari ci ay cas yu muy am moyens yi nag déwému fa noonu. fu ñu taxaw ko incha allah man de loolu rek laa bëgg ñu taxaw suñu bàjjen. am na solo bàjjen am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo allo. allo. allo waaw soxna si naa def. maa ngi fi. noo tudd ak fooy woote. man la Fatou Dieng. Fatou Dieng fooy wootee. maa ngi wootee Parcelles unité 13. da nga bëgg a participer bi ci émission bi ñu ngi lay déglu. waaw man la Gora Kine Mbengue. ñu ngi lay déglu. man maay séeri taaw bi woote léegi. dëgg la. da ngeen a woo sama goro ci émission bi. waaw. ma ciy séeréer rek. loo xamante ne bii. lu ma gis daal la. xam naa ne moom bu bàjjen yëpp meloon na moom daal. Sénégal dina jëm kanam. parce que nangu naa sonn ci seen i activité day recevoir ay gan suba ngoon boole kaak foo ko fekk tout le temps daal. moom mi ngi seen i activité daal. fi mu toll nii dafa feebaroon ban entré ko ba muy doog a génn. waaw. laa la wax xam nañ ko 4 bouteilles. ndeysaan mais du toog fu ñu ko woo. dina dem fekk si leen fa. moom daal en tout cas borom baax la yal na ko si yàlla bàyyi daal leen di gunge ba ci kanam ak kanam. am na solo bu baax a baax Fatou ma jox la rox xam. Fatou. allo waa. waaw. noo tudd. man la Fatou Dieng. Fatou waaw Fatou. ñu bëggoon nañoo xam. waaw bëggoon nañoo xam lan mooy sa xalaat ci viol yi nga xamante ni bari na lool ak ban taxawaay selon yow la waajur yi wala am. waaw affaire viol yi moom surtout parents yi ñoo ci war a jóg xaar ci seen tànk tuwéy ñun parents yi. parce que sa doom boo ko yoree. su génnee da ngay génn xool ci lim nekk di ko nemmeeku sa doom bul ko tàmmal muy génn di ñaan xaalis. wala muy taxawaalu ci mbedd. sa doom da nga koy surtout jigéen sangal ba mu set nga toogal ko sa wet. su génnee jàngi su ñëwee nga contrôler ko xool ci lim nekk wante ñun jigéen ñi dañoo bëgg lu yomb sa doom day ñëw jege la nga ne ko demal nga fowi mu génn dem fowi. coupé na mi ngi doon wax yaakaar naa lu am solo lu am solo participation ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax Badiane ma doon jëm ci wàllum nëppal bi nga xamante ni dañ koy faral di gis tamit ci viol yi dañuy violer sa doom ngay nëppal wala ñu jox la xaalis bu duun nga ne muut ak mbir mi lan mooy sa xalaat ñu jël ki nekk ci ligne bi allo. allo waa. ma jox la rek am bi. d'accord. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si naa def. maa ngi fi rek. sant yàlla waaw dañu ne invité koo xam ne moom comme ni la goroom comme ni ñu wax rek. nee nañ li ñëpp wax mooy dëgg. dëgg la. moom dafa nangoo sonn man waxuma sax bàjjenu gox bi mu doon dama ko jëlale mais famille bi mu dëkk rek. famille bi mu ne. dëgg la da cee nangoo sonn. feebar jóg na. wóor na yàlla laa la wax. du yendal du fanaanal comme li goroom bi wax bari ci démb. hôpitalu Ma Abdou lañ ko samp ay butéel. ci ne nii noonu dafa feebar noonu. ndeysaan. du toog benn yoon wóor na yàlla. toujours mu ngi fi soxla yi nit ñi rek. noonu la mel xol bu rafet la yor ku baax. même biir famille bi rek li mu siy def sax damaa jëlale bàjjenu ngox bi. même biir famille bi rek li mu siy def rek macha allah. dañ koy ñaanal rek taxawaayam yàgg. yàlla bàyyi ko ci suñu kanam. amiin ba ci kanam ak kanam. amiin waay ku mën a sonn la ci jaboot. la ci bàjjenu gox bi ñu ko jox. dëgg la ku ci mën a sonn la nag du sonn du tàyyi bis bu nekk mu ngi seen activité. léegi ñu ngi leen di ñaanal yéen ñooñu tam ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi ko invité mën a jokkoo di wax li ñuy wax ci ñoom. jërëjëf. waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen itam Badiane dama lay bàyyi rek nga intervenir ci nëppal bi may wax laataa ñëw boucler mu mel ni li ñu dese woon ci waxtu bariwul. ñi dese ci waxtu bariwul. waaw xam nga nëppal yi boo gisee comme saaru kaaf bi ni mu amee mi ngi wàññeeku
parce que waxtaan yi mooy tax mu wàññeeku waxtaan yi ak kaaf bii ak fi ñuy dajeeloo di def ay conseils yooyu yëpp ñuy dégg day tax nëppal bi boo ko déggee bu ëllëgee bu dalee sa doom doo ko nëppal parce que bu njëkkoon da nga doo xam fooy aw yu ci bari doo xam foo aw doo xam fan ngay jaar ba war koo wax ndax bu njëkkoon da ngay gis koo xam ne sa mbokk wala ku jur xale bi moo koy def nga naan rus naa koo wax xam nga looloo taxoon mu yaatu dañ koy def lu bari affaire bii yàgg na de du jamono jii rek de dëgg la du jamono bii de parce que booy xool sax léegi si nit ñi yeewu nañu te booba njàng mi am nii ak xale yeewu yi nii yoon bu njëkk amul woon waaye da ngay gis ci biir kër ñu def ko nit du ko wax waaye waxtaan yi ñuy def nii ak saaru suñu kaaf bii am boo ko déggee xam fa nga war a jaar ba ñu dox ko liñ ci war a dox bu ëllëgee yàlla tere kenn yéenum ko kenn waaye bu dalee sa doom di nga xam fi ngay jaar moo tax nëppal bi moom wàññeeku na léegi itam maa ngi ci profité di gërëm suñu maison de service kii madame Ndiaye parce que mi ngi ciy jàpp moom it ndax xale yi ñu bari duñu am ay kayitu juddu te moom tubaar fakkaal la ñu ngi koy ñaanal moom itam yàlla yokk garaatam waaw ndax ñun bàjjenu gox itam ñu ngi ànd ak moom liggéey boobu parce que fi mu nekk nii dañuy mujj fi mu ne bu école di tijji nii day am xale yoo xam ne déclaré wuñ leen dañ koy dajale ànd ak ñoom yóbbu leen pour ñu jël leen ñuy jàng ñuy jàngaale ñuy dem di lijjanti waale kayit yi ndax bañ nan xale bi taxawaalu li may wax nii leer na ki nga xam ne bu école tëjee moom it day dajale xale di leen jàngal cours de soir te kenn amul fay amul dara day dugg ci kër yi naan kaay leen dañuy jàngale cours de soir bi na ngeen jàng si tey topp biir kër yi di woo xale yi na ngeen jàng si école ba la leen di yóbbu di leen jàngal amul fay amul dara. mu doon lu am solo ndax loolu dina tax ba xale yi nga dinañ am occupation bu ko defee duñ mën a taxawaalu ci mbedd mi. kaw su ngay def affaire bu am solo loolu am na solo. dañ lay bàyyi nga tàggatoo rek. loolu moom c'est dans le cadre du CAV dañuy def yooyu noonu pour mën a retenir les enfants donc maa ngi jaajëfal bu baax sama kilifa bu mu ñëwee fii tey yàlla ak moom la monsieur Fadel Keita adjoint au maire des Parcelles Assainies le directeur de l'hôpital Abdou Gaye ngi ci renouvellement yi xam naa ne dafa sonn donc day cédé place bi ñu ngi koy wax jaajëf monsieur le maire monsieur Fadel Keita maa ngi nuyu sama yaay merci la may wuju Takida Mbengue maa ngi koy nuyu bu baax sama maam la sama jabar maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu papa Diakhaté sama jëkkëru yaay maa ngi lay nuyu papa Diakhaté maa ngi nuyu maire Badji maa ngi nuyu maire Mané maa ngi nuyu waa unité 13 maa ngi nuyu waa Dakar maa ngi nuyu waa Parcelles maa ngi nuyu aduna bi yëpp jërëjëf kontaan nañ ci yéen maa ngi nuyu waa CAF maa ngi nuyu Paulo maa ngi nuyu Sophie maa ngi nuyu suñu stagiaire bi merci. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax am na seen liggéey am na solo bu baax a baax Sophie dañ lay bàyyi nga tàggatoo. waaw Maimouna tey moom dama kontaan parce que ñi nga xamante ne ñooy liggéey directement ak population bi naam ñun dañuy liggéey ak ñoom mais li nga xamante ni dañ ko faa samp lu mel ni cave ñoom ñu di ko doxal normalement ñoom tey jii bu ñu ñëwee fii taxaw wax askan wi dinañ dégg askan wi dinañ xam naka lañ war a mën a uufaatee njaboot gi naka lañ mën a protéger waatee xale yi ba nga xamante ni si risques yi dina ndaw risques yi dina nekk lu nga xamante ni si dina minime également di rafetlu maman wax dëgg yàlla kontaan trop si maman Fatou Kiné Mbengue ci présence bi amuñu sa fay vraiment certes kenn fayu leen dara mais yàlla am na seen fay te lii ngeen di def nii fayu aljana la man leer na ma leerul yàlla ne yàlla dina leen ko fay ba wisdal leen ko looy def ngir yàlla rek tax nga di ko def ngir sa prochain sa moroomu doomu aadama yàlla rek loolu fayu nit amul fayam yàlla moo am seen fay kaw su ma leen di remercier énormément vivement également di waxaat parents yi nañu maytu vacances yi nañu xoolaat xale yi parce que jur sa doom ba pare nga yaakaar ni lekk ak naan rek moom mooy éduquer or éducation dafa am leneen ak leneen
bu gën a essentiel que jox lekk ak jox mu naan. donc maa ngi leen di remercier seen liggéey boobu di remercier auditeurs auditrices yi duggoon vraiment di témoigner parce que ñoom it liggéey bu ñii liggéey ñoom bàjjanu gox yi ak Kawsu liggéey bi ñuy def ñoom tamit seede nañ ko gis nañ ko donc loolu c'est à saluer di la remercier yow également Maïmouna merci beaucoup. yaakaar naa ne ñuy déglu ñoom yaakaar naa ne message bi nga lancé population bi kontaan naa ci ba tax na duma si yokk dara di fàttali mbokki auditeurs yi di leen wax ne rek lii nañ leen indiloon tey ci émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ñoo ci ànd ak waa jox naa la kàddu gi tàggatool. waaw Maïmouna merci ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal. amiin di ñaanal waa CAF yëpp. ñu ngi leen di ñaanal di liggéey bi nga xam ne yàlla moo nu ko boole. parce que mënoon nañoo dund ba xëy sàngoo suuf kenn du gisanteeg sa morom lii yëpp yàlla la. kon nañ ko delloo suñu borom di ko sant mu dooleel nu yokku ñu xel may ñu wér ak kàttan ñun ñëpp. di nuyu suñu maire parce que boo duggee ci kër foog nga fëgg buntu ba. di nuyu hôpital bi nga xam ne ci laa nekk bàjjanu ko Fadel Keita nekk présidente bi di nu jàppale bu baax parce que ñun façon malade bu ne dañ koy indi te duñu yor dara dañuy yenu rek indi. bu ko defee moom moo ciy jàpp ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu médecin chef Khady Ndoye di nuyu Yaana fi Diouf ñi ci hôpital bi yëpp ñu leen ñu di nuyu sama njaboot gépp li ko commencé borom kër ga ba koy caati kër ga bàyyiwuma kenn ñëpp laa kontaan ci moom ñu woote kontaan naa ci ñoom yal na yàlla jàppale di nuyu di sant sama doom ji ma àndal na gawsu parce que xale moom bu ndoxam setee rek mu mën a bokk ak mag. di la jaajëfal bu baax a baax Badiane di jaajëfal Kawsu Camara Mame Sophie ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen jox rendez-vous rek alxamis bii di ñëw bu 17h jotee jàpp 18h ci beneen thème ci ak waa centre de guidance infantile et familiale. bii di sëy ONG bi